Voilà, auditrices, auditeurs, chers internautes, merci de nous suivre sur la fréquence modulaire, la 93.4. Merci de nous suivre sur nos plateformes digitales. Nous sommes à Kamarakunda, c'est dans la commune de Boutoupa Kamarakunda. Voilà. Nous sommes avec nos partenaires de Oussoforal qui s'investissent aux côtés des populations pour davantage les imprégner par rapport aux bonnes pratiques d'hygiène. C'est lié au projet que déroule l'organisation dans le secteur. Oussoforal est une organisation dirigée par des femmes et qui, en tout cas, soutiennent les efforts du gouvernement dans le cadre justement de l'accompagnement des populations retournées. Vous savez, plusieurs de ces localités étaient abandonnées à cause du conflit en Casamance. Aujourd'hui, le rythme est en train d'être soutenu avec le retour de ces populations et il faudrait-il les accompagner. C'est dans ce sens que Oussoforal, qui s'investit dans beaucoup de domaines, accompagne ces populations. Aujourd'hui, nous parlerons de ce secteur par rapport à cet accompagnement, c'est les imprégner par rapport aux bonnes pratiques d'hygiène, cela en corrélation avec les investissements que Oussoufral fait pour ces populations dans cette commune de Boutoupa Marakunda, avec des latrines, avec en tout cas de l'eau, leur permettant d'avoir accès à l'eau, entre autres choses. Vous serez en direct, en pleine sensibilisation Madame Djedjou qui va donc imprégner et discuter avec les femmes qui sont venues de toutes les localités de la commune et qui sont là aujourd'hui sous ce grand arbre. C'est pour les permettre justement en tout cas, de maîtriser un peu ce qui sera dit et de jouer la démultiplication au niveau de leurs localités respectives. C'est le sens de cette émission aujourd'hui que vous présente Amadi Khalilou Djemé. La caméra est assurée par Papi Sibrema Gassama, qui est en même temps celui qui réalise cette émission. Mbokk yi di leen nuyu ku nekk si turam ak santam di leen fàttali rek seen émission bi ngeen di faral di seetaan ngeen seetaanu ñu suñu plateforme digitale ngeen déglu ñu suñu rajo si fréquence 93 point 4 tey jii ñi ngi ak suñuy partenaires ñi nga xam ne ñoom ñooy Oussouforal xam ngeen ni ñoom ñi ngi si dëkk yu bëri si communes yu bëri yu région bu Ziguinchor fi nga xam ne ñi ngi gunge ñi nga xam ne ñoom ñooy population yi commencé nañu ko si ay domaines yu bëri tey jii domaine bi nga xam ne moo ñu indi mooy gunge bu ñuy gunge population yi nga xam ne dawoon nañu tey ñi ngi ñibbisi ñu daal di leen gunge indil leen li nga xam ne loolu mooy ay toilettes indil leen tamit accès à l'eau renforcer leen si wàllum assainissement loolu mooy taxawaayu Oussouforal tey jii waxtaan bi daanaka si bonne pratique yi naka la ñuy conseiller suñ gisee kuy def naka sulul noonu soo déggee ñu naan naka sulul noonu mooy naroo fóot fu ne donc du fu nekk nga nar a fóot douche da nga ko nar a raxas parce que douche yi leen tabaxal doon na douche yi nga xam ne dafa ànd ak classe ànd ak taxawaay mu doon li nga xam ne vraiment dina mën a gunge lu mu gën a soree population yooyu wante dafa nar a ànd ak ay comportement yu baax yu sell ànd ak ay pratiques yi nga xam ne ñooy pratiques yi nga xam ne du indi benn gàllankoor si wàllum wér-gu-yaram loolu yëpp ngay boole nga xam ni justement lu ñuy xaar tey si émission bi mooy li nga xam ne loolu mooy ay conseils mais tamit ay orientation ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen yi jóge nañu fu ne si dëkk yi nga xam ne ñoo nekk si commune bu Boutoupa Marakunda ñëw nañu te ku ne soo ñibbee sa dëkk yow yaa nar a doon ki nga xam ne kooku mooy waxtaan ak say nit say dëkkandoo pour rek ñaax leen pour ñu mën a roy li nga xam ne loolu mooy comportement yu baax yi ñu mën a sori li nga xam ne loolu mooy feebar yu sew yi feebar yu métti yi lu mel ni biir bu daw ak yooyu feebar yi nga xam ne donc ànd na ak noonu donc loolu mooy sensu waxtaan bi tey fii si seen rajo Génération FM bi nga xam ne def na déplacement ñëw fii si Boutoupa Marakunda madame Diédhiou du yàgg moom mooy jël kaddu ji daal di jàkkaarloo ak jigéen yi nga xam ne ñëw nañu fi ngeen déglu ko teewlu ko ndaxte lu mu yëkkati si kaddu doon na lu am importance si li nga xam ne loolu mooy ñaax nit ñi changer li nga xam ne loolu mooy comportement si wàllum bonne pratique d'hygiène mu doon li nga xam ne lu am solo la mbadi mandikol anan kammoylal mbal kontona mbal jayla ka fali ko bino natale jan Boutoupa Marakunda sate to mbe Marakunda le ten muliyatina nata jang wolo molla kafño partenaire olti mulketa Oussouforal ne depuis sanji jama ibe population mako yu kan iki accompagner surtout muliya long vraiment
koliati bulu nun aliya no kelo mu sotanu janka samance te bi population ka munuli ya itul mun bortanu usoforal wol aketa kafoti mu ya long musol la kafolong c'est musol jamu parce que molbe mois de mars to aliya ni mois ya que un mois spécial pour les femmes pour le renforcement de la dignité de la femme be musol be kontona ka fale alla karolong bitung ka fale félicitations au camp mais bilung ka fale ko donc o musol itole nata jam pour kany sensibilisation ke te mumba ke lolo madame jejute atemela be nyimi krota la ay muruna mun keta atel présence oti jam kamara kunda sate to bi ka musol kaccandi mulketa bonne pratique olti ala ni ko bonne pratique pratique yal ni fem fe yemun ke ila sokono ila sate kono aseke fe mu yalo ate kolya kamana ate kolya kamana sate to aseke fem betoti o be keta fe mu yalo iba kacala bi jangi sate to atemela mbal blala ale kacha ni madame jeju mbal kontona mbal jayla ka fa atemela me murona ndol fang ngani microta ka continue ka kacha ni musol mais sainteng alni madame jeju lebe kachala ala la moy konke katu mumbe fola jang aketa fem bete baliti mu ya no marek Cairo ani jata kendia ibol sot la je voilà maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay di rafetlu vraiment woote bi ñuy woote te ngeen ñëw wuy suñu di jéggalu nag ci heure bi ñu ko def mais képp ku xam jigéen xam nañu suba si ñun ñëpp dañuy nekk ci waañ bi di kurti moo tax léeg-léeg bu ñu wootee jafe day am jafe-jafe pour ñun ñu jóg moo tax bi ñuy programmer activité bi ñu ne nañu ñëw ngoon ñu ji waxtaan ak waa Camaracounda bi ma su ma ko tënkee ci wolof dinaa dellu si waat ci soose pour béyaa mooy li tax ñu ñëw tey woo leen ci cadre projet la bi nga xam ne dafa ñëw pour jàppale commune bu Tupa ci wàllu ndox ak assainissement ci 4 villages de retour yi nga xam ne Oussofral mu ngi fay intervenir projet bi mu am suñuy partenaire espagnol ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu lëkkale ak waa JCL ñoom ñoo financé projet bi munoon nañ ne dañ koy yemale rek ci ñeenti village yi nga xam ne foofu la ñuy intervenir mais dañu xam ne village yooyu tam ci commune la ñu bokk ci bu Tupa Camaracounda la ñu bokk kon rafet na bu ñuy liggéey suñu liggéey ñu boole ci fédération bu Tupa Camaracounda boole si jigéen bépp jigéen bi nga xam ne yaa ngi yeewu ci gox bi ci kaw loolu maa ngi vraiment remercier présidente fédération bi di remercier membres yi nga xam ne ñu ngi fii toog ak parajuristes yi nga xam ne jot nañu liggéey ak ñoom te ñu boole leen si suñuy activité ñu war a ñoom tam ñuy def ay causerie ci gox-goxaan yi mbaɗi mandinkol na kam moylan mba ɓe konton na ka falye ko bi na kacca kayra ɗo renne ya sabu kantum Oussofral meta maman na commune o kono le ala mama o nak ya diki fanno min to wolom mil tatanu i murutana ila satel to ke makoy foy signa se betiya wo makoy ro kamma ñe makoy le ka jodundi la sol kono ñe makoy le fanan ka kabinel loye bari yalon fala nie jorango di mola tumando amuta nyafana feyna e ka ciawla pour ni wo jorango semme walantin nan ko bi andu momo yalon ne ko jiyo anin kabine wo be na sotota pour sen yala kamolon ni ko moye sen yafana ila jata ken diay ko le nyini woto walantin nan ko nte danna loro dorna bari fonni moli e kacca sen yala kumo kan anin jata ken yala karola andu wo fanna fulol ni ñaajube konoto musol le ka atamandi kantu nin ko jibiyo tabirobe kala minna mbe kula minna kurobe kala minna tumando bato musol le ka mamanje karola baake ni ko fanan seniyala karola nin dusobe josila ma foko kel bu ka josi de bari jama musol le ka seniyandi walantin nan ko ñaal ma koy le ñe bungol lo ñe kolongol sing ñe kabunel lo bari fonni musol fana ye kacca seniyala karola amman ko ka fo ko musol man seniyade hanim mofo bari kanyon so hakkilo la rek kanyon hakkil bulandi kanyon hakkilo susa pour min satinna ñe kuwol min sototen isen nafa iseke ñaato kuti fanan nin do nata ya taraje na baka fula ya kafu akana ke kuti ñaarinti
kalbe tentu kal jay ate mela nim portalel le nata pour ka itandal la kantun ka cabe dikila wala kam ni aje nyake tuman do bato mankabine lo kamara kunda sate ndingoto bari mbe binjalum mbe baraka bannaw mbe bofa mbe gidel bamba dinka mbe ha ñing sate nanol programme ol mi yakoy ka fa appui retour wol be sate nanol to bari wo sate nanol fana mbe bitwa kamara kunda commune ole kono walanti nan ko nimbe do ko walanta dandi la je doron foka a janjang musol be ye fanjije walanti na bi komanto fatmata ñol alni ka tiatal thématique jama leketa jam foncier keta jam minketa banko la ko la minketa fana wulu kaytol la ko de yo ka tia fana kele bari ñing ka tia bi abe dikila seniala fannol pour ka tia e dia nak ate kolyala portale le bembulu millialon ko na sol ka tara ñami yolle portale mbol portale le ñinin kale aliya fonni aliya mune jije nale min jije woka mune firing na bota je munoma fenkoti aboroti waxtaan mi ni lay tëddee dama am ay photo déedéet fii la ñuy commencé voilà jije min ji jang kuubetelom fo kuubetenteng aɓe ɗamanto de folo duuso keña fama folo man ñaabo duuso keña me ñaabo aɗum fana kolon fana man ñaabo kurla babala ñaami man jiyañe baake ila miroto woka muneke mobala jam fata sen yalla do monde a jam fata sen yalla jam fata sen yalla do monde neena limu gis fi gis nañ ko teen mu ngi fa ci wetu teen bi ñu ngi fay fóot mala yaa nga fa ci kanam tuuti am na cabinet xale yaa ngi foo ci wetu teen bi mbaam yaa nga fa xar yaa nga fa nag yaa nga fa ganaar yaa nga fa kii mu ngi fóot di tuur teen bi ci boppam pono rek moo fa nekk ci seen xalaat lii lu baax la lu rafet la wala lu rafetul la lii lu set la wax leen dañuy waxtaan rek boo manqué seen yaat du lu set kon lii du lu set parce que douche bii nii dañ fay dem te ñun ñëpp xam nañu douche pour lan la ñaar la te yooyu yëpp day dem ci suuf te day wàcc léegi yow douche bi boo ko defee ci wetu teen bi douche bi boo ko defee ci wetu teen bi lépp loo def ci douche bi buy wàcc day wàccaale dem ci teen bi même bu dee lépp du dem mais doomu jàngoro yi dañuy wàcc te day yegg ci teen bi nga fóot bu ñu nee fóot pour lan la pour set la kon yére bi day set mais ndox mu ñuy fóotee ndox mu tilim la ndox boobu boo ko tuuree tam day wàcc day dem ci teen bi kon njël bee min ji jang wolom Sénéya baleya wala bi jang a jam fata sen yalla a jam fata sen yalla nka ñin natalo wo jam fata sen yalla kantung kolongo dala ko be ka ko wolto andum nim kete woto fadam be ka jila na la ban kolongo na la ban ta kolonto wo jiyo mbake la nyaadi le min talom jumale ka min ntelle ka min akata ntelle kono akata ntelle kono fana jam fata jata kere yalla ase mune dino jankaro woto mbe d'accord ase sa dino kon lii day wane ne du situation bi nga xam ne situation bu rafet la parce que normalement teen buñ ko defee waruñu fóot ci wetu teen bi waruñu tuur ndox ci wetu teen bi te douche bi tam warul jege teen bi dafa am ay normes yi nga xam ne dañ ko war a respecter distance boo xam ne dañ ko war a respecter ak teen bi moo war a gën a nekk féetee kaw que douche bi su nekk ñëw ci douche bi parce que ñun suñu douche yi dañuy gas rek amul lenn lu koy jàpp lépp lu jóge ci douche bi day wàccaat ndànk même bu fekkee dina am saleté yu muy baare mais am dana doomu jàngoro yi nga xam ne dañuy wàcc dugg ci biir teen bi te teen boobu dañ koy naanat buñ ko naanee loolu doomu jàngoro yooyu mën nañu indil feebar boobu mooy image bi nga xam ne waa fii moom la ñu gis waa côté bi yéen image bi ngeen yor boobu lan ngeen fa gis waaw ñoom nañ jël ngo kewo jele kajanda ko babul perol fana jele be sirim benten ko mruta nga jibdaaje lori bantan juwo ko mom sol fana jele mil botanan kolon to kana jibi la bar sewo fana fele ye jiyo bon aba jib akatinko
bolo ko na fele lori njeto sewo ba lora bala ni so fana balari njela nim fo sadio wol be ba lori njeto sa itela miroto nyin natalo aka muna yitandi mi yitandi jeto wala mumti normalement kay musol bina jiyo la mala jibida min gono normalement sewo ma nyanna lola jeto wodi la bala ni so fana balari njeto fana ma nyanne la jeto bar kefe la botana wulo ko na nata na la kajanda ko ba lora la ftambi ngol ke bal fana ba lori siring benten fana kan jibda fana mantara biteri ñañi tan yalla ako jibida fele sewo fele jibida faw dumo bebe sinandinne jibida be santol de a ñanta ci kandilal wo betiatal bari bitin dantala andu ñil min botanan do kudula alaftale ke min bar jibida bitin dantala nale musol la be ñwaro fawje ni ya korsi baken ye jiole bi nande bari ye fenne fay jiye kon duma le yaje ya korsi la korsi kun yajube jambole be kuntuni ye wole fay jiyo kon wo kamune ke pour jiyo kana bon alla miro to kubetolo ha munandina mambete ya kati tumbu jambo wastra nuri yo yalo nyim mangu jambo lom doron ka kuntule jambo dum abe damin amantara fenko na be bantoto pusero doron jankar dingol min katara bala siatal say nintel natan ko le katiro nya fay jiyo kon wo jiyo mbito kala jibdal kon jankar dingol min be jambo ka be ka to jiyol to nyata min ko teke nka kelo ko ka foko jiyo kana bon abitu malon photo nyalon fa ate abuka bon am nene ma kede ndefan abuka bon na tara min jiyolom manyan na kele dile la nyanta bulalal nka nyanta bulalal to mando bato be kamara kunda sate min kono sayte wol bukata jibiyo la bawo robine be momo labundato bari dula dol bi je jibiyo fokata ke ka kamanam dol fa robine bobu le ka fa robine jiyo man dia fokata bindan jiyo bi nan ya bi jib senamalom bari ya nati ya non dia bulela nka ya so ila dumbo kono ya dimba yala ya min wo fana mu fantorolti woton si hakkiltu am ko ka fuko jiyote bonna te bonna bari nyamiral fana be nyaro ni ya kanyandi fana tuman do fana bete bonna ise means ase minno je le te fon talo ni nate fana yemen est ce que moni nin sosé fenko tano len kay moni nin sosé minno fenke kilingolal nga est ce que moni nin sosé minno dula kilo ate keno la kay moni be yonte minno ate keno la ani dabule la jiyo ko ne bukala fe kemi o jiyo fa la ndun ka su wodo mo le bar butun nala mi ngodula kili to man mo karfe kinno o karfe mo kinno yo d'accord ñi nek ci ginaaw deguma len de wala sosé bi la du sosé bi yéna ngi dégg ngeen ne fu ñuy teg ndaal bi fu mu nekk nii kawe na baax na waaye ndaal bi amul kubéer ba pare ci suufu ndaal bi daa am tepp dafa tooy te mala yaa ngi foofu maire bi nee na nag bi sax bu ndaal bi feesee mën na yootu naan foofu nit ñi ñëw naan fa te normalement nit ak mala waruñoo bokk fu ñuy naanee ndaxte am na jàngoro yi nga xam ne mala bi mën na ko fa teg yow boo ñëwee nga naan ko mu indil la tolof kon lépp ci set lay aajo d'accord nañ ci loolu jox ma man ma wan nit ñi kon yow yang da nga koy uppoo kay yaa ngi xool waaw léegi ñu xoolandoo ñun ñëpp ma ne ko ñu xoolandoo ñun ñëpp lan la ñuy gis fii pari me roy damante ko adi do lawol fanan ka fo be siari njanda alata muso ni mani kitano la de diamo way soko do nyalo ne ka diamo du ko data da ngay wax adi ana la aca
nga wax ma yow li nga gis fii. ñaata ana moom déedéet Camara waaw jëlal ana Camara. fii de moom. ndaal baa ngi ci suuf. waaw te dëppuñu ko. waaw. kubéer baa ngi ci suuf. kii dafa jógee àll. yor kajandoom. te raxasul. mu ñëw nag téye pot ndaal bi. naan ñee ñi ngi toog ci kaw benteke bi. te raxasuñu. ñi ngi lekk fruit. mbaam yaa ngi ci suuf. dugal gémmiñ ci plate bi. nag yaa ngi téye ci suuf. loolu nag rafetul. ok d'accord boobu moom leer na. ana nee na ndaal baa ngi ci suuf te kenn dëpp ko. ɗum boɓe ɗuma a ɗamantara bitirin sewol bije nin sol bije min botanam farota nala kajando a natale a poto bula je doron aya bi aɓe min nala domorol ɓe lorin fanan siyol ba kunna il fanay me bulol ku iɓe domorola aka kele famu kake nka kelde waɗɗo ni botanam wulo kono mo kam bulo kuuɗe nka tara hawjarunde andu waɗɗo fan nka bankole ma walla ñe posono ma bari hakkil bukata bulkuwol nin ba kula fanan ka jiyo dorene ta nya pus pus ñe domoro ka man seniya de asinantale bara man seniya hani ndox rek day tooyal waaye setalu saabu wala eau de javel loolu mooy setal loolu mooy rey microbe waaye ndox rek comme nuñ koy defee ni raxasu dañoo tooyal rek de setaluñu de dañ koy def ñun ñëpp man ak yéen ak yow waaye dañuy sottiyante xalaat rek pour ñu mun cee bàyyi xel léeg-léeg da ngay jóge liggéey doo tal sax raxasu directement ci potu ndaal bi moom nga koy tànxee li bu nga ko boo ko jàppee nii rek am na yoo fa bàyyi am na doomu jàngoro yi nga xam ne yoo fa bàyyi situation yi yow man ak keneen ñun ñëpp dañ koy def mais duñ ci bàyyi xel moo tax ñuy ñëw waxtaan ak yéen pour ñu koy sóoraale si suñu biir kër yi parce que jàngoro yi léegi dafa bare te wute te ñin ñi wérgu yaram ci boppam moo jafe te lépp si ñun la soqeekoo si suñu jëfin la si lu ñuy lekk la ak nu ñuy doxalee si suñu biir kër yi ak suñu biir gox yi kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ku jógee tool ba boo ñëwee da ngaa war a raxasu nag ak saabu moom lañ ci taamu parce que saabu boobu dafa am ay ferñeent wala ay meññeent yi nga xam ne ñoom ñooy rey doomu jàngoro yi kon bu ñuy raxasu dañu war a raxasu ak saabu pas tooyal ko rek ne damay génnee salte bi noonu rek xëy na lu ñuul li dina génn waaye doomu jàngoro yi moom fa lay des te boo ko dugalee sa biir dafay defaat encore ci sa biir defar la beneen jàngoro bi nga xam ne yow sax xalaatuloo ko woon boobu leer na d'accord nañ ci biir alkaakele dena fe mu tala fenneti be nyanta do mon din ceba sala jele wala be tiata ni aje ko nga kafu ko pour mo moy do mon din fay je to ha banni butu debe siar jama nyana kala wo nyam ye min potenting nyin no la karola bulu ko la karola anyanta kelale bari mbuka kede tonya parce que tolol to nimbe do ko wala jembe na roserol la mbulol be banko mala mbe jambando tala ka ken na firfengol kan wo firfengol mbe jambando kede je nyami isaje dobe bola soko no ayala domoro nati comme ay wurolen lomosna fenko kono ay landi ala palanso fango balaje asotota asan ankardo nata atara mburo be laring jambando be laring firadango be laring o mo poson dolbe fenko mama ndela dunga fira dango paje a wurta fo mol be wilte yaaju we kay munema ako mo fatale ko muna ko fira dango fele jambando fele mo fele ma bina kanyi mburo do mata bulu kula hanna ya ko ba kula jiken sew an jiken sew man fe tung ale hekato ko mo ala fele ngatalan ako ñaatalan nawa waaw ñun ñëpp dañuy wax di mu ne man naa wax non yow da nga di ngeen wax yow fii instant bi invité nga nekk loolu di def man maay def ay ca waxal ah ci li ñu jógee wax ni ci bii ni ci image bi ma ne ko ci image bi donc salaamaaleykum ba pare maaleykum salaam donc lu ñu wax ni dëgg la parce que mbaam baa ngi nii ci wetu ndaal bi ndaal boo xam ne amul kubéer te yaakaar naa ndaal bi ñu teg nii ci taatu garab bi c'est comme auparavant da ngay gis ci dëkk yi ndaal yi ñuy def nii ci yoon yi ñu ne
pour tiyaaba ku romb xëy na xamoo ko fu mu jógee mar na balaa mu dem uti ay biir kër di ut ndox mu ñëw fekk fa ndox mu tànk naan mais boobu rafet na mais amul hygiène parce que xamoo ku ne ku fay jaar mën nga jógee cabinet comme ni ko waxee raxasuloo jógee liggéey raxasuloo laal nga benn peu mu ñëw rek mu jël naan dem bàyyi fa pot bi mu dem kenn ñëw la même chose donc boobu tam rafet na mais si sunu wér-gu-yaram c'est pas normal donc nag baa ngi nii nu mu tëddee nii aussi balaa mu fay jógee dafa bàyyi loo xam ne dafa xatal biiram xatal bi boobu wañ yaa ngi foofu wañ yi wañ aussi fu ndox am dañ fay wuti nu ñuy maree naan noonu la ñuy maree naan ñoom tamit wàcc nañ fa jóg fa ñu ñëw ñu naan donc ki jógee àll tamit kon nu ko waxee xamuñu ban façon liggéey lay dem ban façon suuf moo fa nekk boo xam ne moom la laal ci ay loxoom ba pare mu ñëw wala dafa doon gor ay herbe laal na ay seen kii yooyu seeb yooyu noonu mu ñëw rek dugal jël pot bi rek naan bàyyi ko foofu noonu am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee tànk doon seen loxo yëpp mooy laal biir ndox mi dugg na des na fa ñëw nga naan yaa gis bon kii ñu ngi lekk xaal ñu bàyyi plat bi ci suuf xam nga xar baa ngi di gis na xaal bi moo ngi vitesse pour dem ci ñoom mën na dem mu jël kot wàllam mu dem te fu mu nekk amul benn ndox bu ñuy raxasoo fu mu nekk noonu bu ñu paree rek wala ñu lelli ci tuuti noonu ñu génne ñu xar rek continuer te xar bi béy bi fu mu jógee xamuñu ko àll la jógee lekk na lu ne mu ñëw bàyyi fa lu mu fay bàyyi mu dem ñoom nag ñu ngi noonu di lekk bu ñu lekkee ba pare lu ñu lekk umuñu ko ñu ngi ko teg ci suuf encore ñoom ñu nekk ci kaw xam nga nag loolu moo wér-gu-yaram fii moom amul benn wér-gu-yaram bu fi nekk kon yow lii moom ay tolof tolof kees moo nekk ci image bi jeexal nga wax bi ma ne ko jeexal nga wax bi wax nga lépp ma ne ko wax nga lépp voilà ñu demaat ci ñaar ñi yéen jël leen bi waa boor bi jël bi ati je micro ta ye min je yow foñi ndanga munje nyindulato jawa kay seniyate nyindulato nyimu sindo fela be sira ka ba dingo susindola a dingo buke po samburo to dingo fon ya bula bokono avant fele siri nga ka be domoro la saro fele lo si la de bala min dawo fele bu bala lori jibida fele je nyim fana na domoro kay bandi fa ya bula nyin jibida kono ay jebi ayemi antele jero kono o jibida jiya bola tala ko teke aya dingo juwo ko wala o make senyat hani moji jede ila miro to yola ba bari min jeje nyenyi nin ka wala siol baby je tout siol baby je tout ha na lana na man senya je nyindula iman senya je man fe ngo fende je jang hani nyin kusi fa aga soto le fa bu ga soto abe kerinne de nka abe kerinne fonten ta kala bara abe kerinne yo ha ale ko ku muyi tandi tentinga bebe kerinne abebe kerinne isa fonten ta kala bara abe kerinne ha wa dom fa e ka kele mu ke hakil to to ko ya kele kon tembe nyim fa amala ko fo no wala kete di amalon de amalo ko no abolate yo amalon abe sa kilo alma mela nyinna yo say ni de ni ñoo ben tay be mu ne fa lay mba fala na ibe nya hanin be tambola ngaje mba fala na he e kanyin fole de ibe mun na tenti be no ko la tenti nyin ka sasa di mo balal yo ha wo isa fo na fa be kam fala la ba bari sa ka candi no amari sa ka candi no amari lafta walla bawo be mam be njambi bari dol bi jammi yalon kon tuma do bato ne nyin kusi falje iset yamunole amari waddo aka kela malo mimbe nyin koma kantum buobe loring domorobe loring siolbe loring siol kata buo kanne ye boje yana loy la demoto andi be min bondi la jan ya la domoto ni ya domodo ron inin jankar dingo be ikonoto nka jankar dingo be baloto andum amu kadang idam mantu wado sasa na dum takorda ko naka belema abe di mo susundo fon wala dum o fon la jata keriya man tara rek lerin folo kantum na tarate ka dingo te topoto tenne ñi manke topoto betoti de ngay ñi manke topoto betoti de watu mbese hakiltu ñi ko si fal d'accord nañu ñu ni ñi yeen gisulen won photo bi de photo bi gis ngeen ko bu baax amna kuy nelaw de yow nga ñew waxtaan ngay nelaw déedéet kii laay wax de pan gis naa kuy sieste
potu sambur ci wetu fu ñuy xolal gone gaa ngi namp pot sambur baa ngi foofu am tuuti kii mu dugal fa loxoom yaay ji mu ngi lekk weñ yaa ngi ci mango la wala xaal bi nga xam ne moom la teg potu ndaal bi mu ngi ci suuf même bien vrai que dëpp nañ ko mais potu ndaal bi ci suuf lañ nekk te ndaal bi tam ci suuf lañ ko teg dëpp nañ ko am na dëpp mais potu ndaal bi moo nekk ci suuf potu ndaal bi moo nekk ci suuf waaw moom yëgul sax li muy def nii waaw wala fo amalo fa be kula be voilà mu defaat beneen yor nga ko waaw duñu tàyyi di wax rek xëy na fii chaque jour bu ñu waxee bu subaa dina am benn bu muy wàññi ndànk rek waaw voilà kon baax na ba tey baax na voilà waxal bu yeewoo rek day jël saako bi baax na baaxul rafet na rafetul c'est pas son problème parce que ñëw nañ fa maintes fois mu gis ne que yow ku jigéen gi ne peut pas changer te bu ñu ñëwee heure te kooku moom nit ku mag la ñëpp dañ fay ñëw bu ñu ñëwee gàcce gi moom day gis ni que moom day rus te bëgg na hygiène këram taal parce que moom si boppam bëgg na hygiène léegi yàlla moo ko sédd koo xam ne hygiène moom dérangé wu ko day sol yëpp te saako rek mu takk après moom day topp tànk ji dem ramasser bagage am ñëw mais bu ñëwee directement faute lay def directement loolu mooy xaw a jàppale fu mu nekk nii waaw kon Anna li mu wax nii am na solo parce que gis na ni jigéen bi xëy na deful loolu mais góor gi mu ngi koy def de comme kër gi ñaara ko bokk góor ak jigéen ñoo ko bokk bu jigéen bu deful góor war na mën a def loolu tam am na ci sensibilisation yi nga xam ne ñu war nañ ci mën a ñëw pour góor ñi tam li ñuy wax masculinité positive setu kër gi du pour jigéen rek pour ñun ñëpp la bu jigéen bu deful góor bu defee baax na parce que ñun ñëpp ñooy gis njariñ bi waaye góoru léegi nag genre xalel bi moom ku leen wax bale fobeere moom dina problème mooy loolu ma ne ko mooy loolu duñu nangu bale duñu nangu fobeere nee nañu jigéen moo ko da nga gumba jàppal rek garaawul wax ma li nga gis rek loolu yomb na ayca wax ma li nga gis rek ma ne ko yow wax ma li nga gis rek asalaamaaleykum maaleykum salaam waa photo bu ma gis nii gis naa benn paax ku jóge àll ñëw rek teg kii yom ka jandoom waraasu loxo dem duus ba am na ku toog si bassin am na ñaari ki ñu dëba yow loolu nga gis loolu laa gis de loolu nga gis li nga gis noonu pour yow lan lay tekki lu muy tekki gis nga kuy dem duus gis nga ku tëdd muy wañaaru gis nga ñuy nekk fële di dëbb lu muy tekki pour yow si man moom baaxul de baaxul amul dara lu kii foofu amuñu jàngaroo amuñu dara da ko jóge noonu àll te raasul waaw ko moom def lu baax est-ce que du dafa ñambale moo tax parce que dafa ñëw rek jubal ci duus bi lan mooy def ñambale biir bu daw la loolu ngay bañ a wax biir bu daw mais il faut nga wax ko ma ne ko il faut nga wax ko waxtaanu tey bi photo yi nag bëri na mais dafa am ay thématique tey moom li nga xam ne mooy gàllankoor maanaam moo mën a indi contamination si loolu lañ doon waxtaan tey waxtaan bi ci loolu la tënku ñoom Fatoumata Diafouné Fatoumata Biaye Ana Mendy Ana Camara ñoom bu ñu def xëy na dinañ def yeneen pàcc yi nga xam ne moo des ci waaw les deux Ana Camara et Mendy dinañ deux Fatoumata waaw du noonu dinañu def ay waxtaan ci gox-goxaan yi pour mën a def yeneen thématique yi nga xam ne aussi ci wàllu set la vraiment di rafetlu seen toogaay ak participation bi nga xam ne gis naa ko fi même bu fekkee am na ñi nga xam ne nanguñu woon wax mais mujj bi wax nañu kaal be tentu kaal jay vraiment ka faale ko bo alse hakko tunye bawo butum wularo nyalla sesto tinya bari bon do ko wala fannalam walantina nyalon ko mbela sabu nyimma mbole nyino la vraiment min tutaje nak nye mil formé ba kelal atel fanam projet bi na bangol to walantina lafta ko wol fenge normalement kale ko ñu mba dadal la bala dadaro mamba nin ko mba batula te sone yala walantina foka nyilta
ka sensibilisation ke ate moɓe benna bari ñafo nicole pour ayen fuwo dol la say ñin lo min ɓe mbulu jan mbotulatel mo fulo bulle wo do min ɓe nicole bulu ana men ni sitata pour ni ana camara al se ñong fo wala pour al yalla causeriol ke voilà merci beaucoup ni question ol sotota Halil moi j'ai fini hein oui maintenant si Voilà, donc vous venez de suivre en direct, en tout cas, cette séance de sensibilisation avec Madame Diédhiou. Vous avez vu un peu à travers, en tout cas, un matériel adapté qu'on va lui arracher pour un moment. Donc ce matériel, c'est des photos qui ont servi à ces femmes d'être imprégnées davantage par rapport aux bonnes pratiques. Voyez-vous sur cette photo, par exemple, avec l'aide de Papis Ibrahim Gassama, vous avez vu que l'hygiène est mise au devant de toutes choses. Après le travail, le retour à la maison, entre autres, il faut d'abord penser à se laver les mains. Vous savez, les mains propres te privent en tout cas de certaines pathologies. Quand tu as l'habitude d'avoir les mains propres, tu peux donc échapper à beaucoup de pathologies, beaucoup de maladies. Donc c'est ce qu'on a montré ici. Et voilà, une toilette améliorée. Donc il faut aller avec de l'eau dans cette toilette pour garder la propriété dans cette toilette. Tout ça et entre autres choses, entre autres photos qui ont été montrées au cours de cette séance de sensibilisation. Les femmes ont participé et on va continuer donc de les recueillir. Nous avons quelqu'un déjà qui a le micro, Papis. Nous allons la côtoyer. Donc, moi, il faut que nous toujours ici, Boutoupa Kamarakunda, c'est le Bounidope Kamarakunda, si émission bi ak waa Ousoforal jigéen ñi donc dund nañu li nga xam ne loolu mooy sensibilisation bi ak kooku di madame Diédhiou ki yor micro bi àdduna participer na comme yeneen jigéen yi nga xam ne ñu ngi fi ñu bàyyi ko rek mu wax ñu tey set ak li nga xam ne loolu ñu dégg fii ñu nar ko faram fàccee ñoom suñu eggee seen diwaan yi waxtaanee ko ak jigéen yi mais tamit ak góor yi parce que wax nañu ni góor yi du ñuy jàppale si wàllum set jigéen ñi si seen liggéey est-ce que loolu constaté nañ ko un peu partout si dëkk yi tey lan lañ nar a def ba góor gi su ñëwee ba mu gis ni lii su ma ko bàyyee mun na indi gàllankoor mu daal di jël responsabilité am mu daal di koy dindi jàppale si jigéen ñi du jigéen yi kese ñooy def yeneen corvée yi góor yi nan nañ si dugal seen loxo ñu bàyyi ko rek moom mu àddu ci nga fàttali ñu sa tur ak sa sant. maa ngi tudd Anna Mendy dëkk village yu Boutoupa et même doo nekk ci commune Boutoupa Camaracounda donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu waa Ousoforal tey nuyu waale waa Accra ñi nga xam ne tey ñoo ñu may ay jumtukaay yoo xamante ne mën nañ ko utiliser pour mën a jottali sunu morom yi sunu waa askan bi loo xamante ne moo jëm ci wàllum set. di gërëm Ousoforal bu baax a baax a baax seen taxawaay rafet na ndaxte seen xel bu ñu yore tey moo nekk di ñu jàppale ci yenn yoo xamante ne tey ay difficultés yu ndaw la ñu am donc ci wàllum set bi donc dañoo xam ni que bépp nit xam ne ni que set dafa baax parce que yaram wér-gu-yaram nit boo déggee nit wér nga am nga jàmm boo génnee ñëpp xool la ci kaw ba ci suuf da nga set da nga te set mooy indi wér boo setut nga xam ni que wér moom nekkul ci yow ba abadan donc set bu ñu wax dëpp ci xale ba ci mag dëpp ci yaay ba ci pap du question boo nekkee ci kër ku jigéen ki sa xel bàyyi woo ko ci wàllum set donc sa jëkkër waral na ci bàyyi góor war naa jàppale jigéen ndaxte am na jigéen yoo xamante ne yàlla xam na dañoo bindu ci saggan rek ba saggan ba faw donc yow mi góor boo fa nekkee nga gis ni que kii am na yoo xamante ne vraiment ñoo ngi cee wax à beau dire ba tey changement amul boo ko mënee def ko mais am na tamit ñu koy def ñuy sant yàlla bu baax a baax bu ñu Ousoforal formé ba léegi ñuy dugg ci yeneen kër yi di jëm waxtaan ak ñoom du keesoo dañuy xas nit non mais c'est pour redoubler effort ndaxte set moo war ci nit te santé bi moo war ci nit parce que lu tax feebar yi dañoo tuuru ci dëkk bi tuuru ci addina bi
lu ndaw lu ne boo setut nga boole ko ak loo xam dafa tilim indi la gàllankoor boo xamante ne peut-être 100 francs mi nga waroon def jënd sa omo jënd sa saabu jënd sa eau de javel nga raxasee sa ndab ba mu set raxasee loxo ba mu set balaa ngay lekk lu ngay lekk jëloo ko nga jënd war a perte ay 1000 te amoo ko boobaa boo ko amul loola ciy fekk dem uyu suñu borom donc vraiment man lu may wax ci loolu yëpp mooy sas ñëpp góor ndaw mag jigéen nañu dimbale suñuy bopp ndaxte dañoo ne yàlla moom bu lay sotti ndox ñu lay ragal sa ginnaaw yow ragal fii mais doo nekk fii naan dañ la sensibiliser ba pare nga naan lii amul la njëriñ am na njëriñ lool am na njëriñ lool Soforal bàyyi def loo xamante ne boo nee téere deuxième téere mooy li ñu indi nii tey set boo setee feebar mu ngi taxaw fële di la xaar waaye boo tilimee na am néeg bu muy dëkk sa kër bu boobaa nga mere ku la deful dara fekk yaa ko defal sa bopp donc man lu may wax tey mooy ñëpp nañu jóg fagaru ut seeni douche yi war ñoo jege waañ fu ñuy toggee ak fu ñuy lekkee seen ndab yi ñu yàlla yëkkati le seen ndab yi ñun ñu ngi dëkk ci àll mën nga ut say ñeenti jël defar say bant foo xam ne da ngay teg sa ndab yi si kaw boo añee ba pare saabu 100 francs omo bu fukki dërëm ak eau de javel bi nga xam eau de javel doomi yaa ngi fii boo peesee sa liibar ñoo xooj ko ci ndox benn Evian bidon bu mag boo ci paree toqal tuuti raxas say bagage yëpp teg ko nga xam ni que jàmm mu ñooy jàmm moo la fay fekk ñooy may ñaan jigéen ñi ngeen def loolu te képp ku fi jógee tey boo demee na nga jéem a ne sa morom sànq de dem naa uyu waa au Soforal sootee baatoo waaye de lii lañ fa waxtaanee donc nañu def lépp sur kenn tulay kattan ñu jéem a jàppale suñuy bopp boo fa demee amul xuloo xasoo ko ak benn comportement bu mu ñëwee yow na nga maando parce que da ngay dimbale nit ki dimbale rek la ñu wax donc ma leen di ñaan tey di gërëm au Soforal encore bu baax a baax di leen gërëm Génération FM que seen lii yàlla jàppale ci lu ngeen nekk lu ngeen nangoo ñëw tey fii mën a fekkee sunu brave femme madame Diédhiou mi nga xam ne taayul sonnul ndaxte mu ngi boofa mu ngi fële ben jaalum baraka bu naaw yëpp partout fii bu Tupa Camaracounda sax parce que fii la njëkkee donc vraiment ñu leen ne madame Diédhiou merci beaucoup yal na la yàlla jàppale sa liggéey rafet na te saa yu ñëwee doo xam ni que kii jóge na feneen ñëw fekk si leen pour nar a liggéey waxtaan ak yéen parce que da ngeen di boo ñëwee xëy na da ngay fekk ñu ñëw sax nga jaawale leen ak moom vraiment je vous remercie si loolu noonu parce que c'est une brave femme boo xam ne elle est super te est retrouvable dans la zone donc merci beaucoup Génération FM. voilà xam nga moom Diédhiou Kounda ñoo ko tàkk moo tax mu xaw a tànne mais léggkat bu rëy la voilà ñu ko si gërëm donc gis nga image bi Papis wane nañu Ndaal xam nga donc Ndaal mooy fi nga xam ne foofu la ñuy naanee ndox bu neex si en tout cas suñu maam yi ba léegi sax ñu ngi koy jëfandikoo nga gis Ndaal nga gis couvert Ndaal bi gis xale bi nga xam ne amul kenn ku ko jàppale pour mu naan te xale bi xool fu mu jógee Pot Sambour bàyyi foofu te am na li nekk si biir Pot Sambour li nga xam ne gannaaw kër la mu doon li nga xam ne image li nga xam ne lii narul jegante loolu moo tax su ñuy defar sa douche waaw Soforal dañu respecté pratique yooyu fu ñuy defaree douche du jege li nga xam ne loolu mooy teen te ñoom ni ñuy defaree douche léegi ak ay pratique am ak ay fosse yi nga xam ne c'est amélioré du am benn connexion du am benn communication ak teen yi te lu gën a rëy suñu mbokk yi mooy gas fii teen nga dem à côté nga gas fa douche ndox bi nga xam ne mooy jógee si douche bi day dem ba mu communiquer ak ndox bi nga xam ne moom la ñuy naan mooy tax feebar yi bëri donc si dëkk yi te xamul feebar yi fan lañ jógee gars yi di naan dëmm yi la léeg-léeg lii la léeg-léeg te xamuñu ni léeg-léeg suñu pratique yi nga xam ne moo am
amuñ si benn xalaat gars yi xamuñu parce que si science la gars yi xamuñu moo tax ñu def ko mais tey jii jumtukaay yu am solo yi ñi ngi ñëw te mu ànd si ak ay xalaat balaa ñu koy teg Oussofora loolu la indi tey si dëkkaan yi nekk fii si commune bu Tupa Camaracounda te waxtaan bi tey pour rek ne lii am na wante du fu nekk nga nar a fóot parce que am na jigéen yi nga xam ne tey mi ngi si buntu këram fa lay fóotee suba mu dem si ëtt bi fee mu changer place tuuti foofu lay fóotee donc day changer rek emplacement fu muy fóotee te loolu mun na indi gàllankoor ndox bi ngay fóotee ndox boobu day ànd ak salté te soo moytul noo koy tuuree di continuer fóot ndox boobu dina dellu si suñu teen nga naanaat ko loolu tamit loolu taxaw nañ si ñu taxaw si li nga xam ne loolu mooy toilette améliorée yi mooy ay douche et consort tout ça parce que autant di nga gis ki nga xam ne su gasee douche su feesee rek day dem si àll bi foofu la koy defee te loolu am na communication entre les animaux bi nga xam ne dafa am doole nga gis yow soo demee gannaaw kër balaa ngay pare sax am na ay gan yi lay fekk si gan yooyu xam nga nu ñu sant Jaata la ñu sant wala Touré gan yi nañ la fekk si soo fay jógee fa ngay bay gan yi soo ñëwee taaj sa añ wala sa reer pour reer rek wala sa añ sa ak sa ndekki balaa nga commencé gan yooyu jógee nañu foofu fu ñu newoon fu ñu leen bàyyi ñëw lañ la fekk si su dee yow la sax dina tane parce que soo amee feebar sa feebar boobu mooy dellu sa yaram mais su dee ki nga xam ne feneen la jógee amul feebar boobu gan yooyu mooy nu ñu koy waxee si olof sax weñ yi si yoo voilà mun nañ ñëw rek tax ba ñu wàll la li nga xam ne loolu mooy feebar boobu donc loolu pratique tey jii commencé nañ ko dépassé si taxawaayu Oussofora ma bëgg rek ngeen tàccul waa Oussofora si liggéey bu rafet bi nga xam ne lii mooy tàccu bi jaajëf fooy Papis jël nga gars yi ni ñu koy tàccuwee gis nga ni ñu koy defee donc politiciens yi mooy nii mooy bu fen nii et consort tout ça donc bii mooy bu dëgg bi nga xam ne mooy bu concret bi parce que dafa ànd ak li nga xam ne dafa doon li concret donc moo tax ñuy nuyu waa Oussofora si taxawaay bi man ñaan famille rek su amee kenn ko bëgg a yokk même si soose mum lafta ka fen ka fujee un sadiala ina nse micro dila parce que ite lon ton dadi bamati ñaati bari nte mbalolu mom pare baake ngal konton ne ngal jeyi alle janna sewo warta mbulu baake sewo warta wala mun na kumoto wassalam wasalaam kii doomam si ñun lay liggéey moo tax ñu jox ko kaddu mu daal di nuyu voilà kay asalaamaaleykum ngal konton kotenke nekke baye min fay kumu banjele min keta fat kamarati Oussofora ngol telwo kay ka foy doro jarama ka foy abarka mbe tentula mbe jeyla nañin komino ñing man pensaton be mum fola yefan fona manke abarka kola alma alay la kol samba ñaato alo mari la kol ta dieta ñaato radio min fanan samana min kata génération fm te mbal tentula mbal jeyla ndingol bije al be mun ndingol lete alma la kota la ñaato kila nyuma na la saibul hormo sabula Oussofora ngol nge tentu bake de ko ne ya nyafuna ibulo kona do yata nyawnya ka fatine ya samana na communauté woto wo tentro no jairo wo be kanne ye nyumin na tinyana bi o yen se wayen kontan a tara mil bulu a bol bulle bara ma tara mil bulu isi wol karandino pour min satina i finance ke ko dol keta nyame senia a nyanta tar la dulabe leto warnin senia ya ke karakiri na ye karado bula jawama betiya amunta ko sasa ko le kilifanka dun sasa dun sai siata bankoka a qualité siata ni ko senia ta ya kafuje ye buloku ye dalsindi min soto ye senia fen sangala wala munti safino lomu odi savelo lom yewol be natina ye kafunyo ma fo min satina ile dulay sa senia ndino senia nyala mimbe barakare kato bitung alaman kanyande dol man simon soto dol man karo soto bari ile fitarandi mimbe bulu ni yo muta ye la ula kono ta ikake dami yeje tofoto katu bitu kuma muka fofo no wonyama tenten patch mkata ulo kono ni yaje fengo femu ya lonko ya adomo nyato la iba funtan la dola o be ulo nyanta tala ulo kono o wanya na tarla mol be siri ndamindo woto mbal tentula mbal jeyla mansi ya dangoma kabirin jang fonna komino danta da birin busolo mkata fon pak mi ngomi natara be nyin komino kono Oussofora jey ngi tentu ngi jey mansi ya dangoma wala mun nakumoti generation fm ngal konton ngal
konton ngal konton ko ten ken dingo biye ngal konton alma Voilà. Merci, t'es content? Sunkaru Kebe, Sunkaru Wato Besila Temela, me content fana. Voilà, donc, mbal contona, mbal jaila kalfali, du courage, à la muta, parce que Moussol, l'engagement, wole ka baluo kafu, aka sembo di baluo la, ni Moussol ye boulot croisé bitung, masibul bina sur la nyin satelto, parce que alye muno keol mano, ale muno, nsa fo ay bang, keol mano, wala nambal jamula ka fale ala continuer ten inshallah alba dimul le makoy la yeta foye barka yenatel makoy fana. Voilà, auditrices et auditeurs, chers internautes, c'était notre émission à Kamarakunda avec Ousoforal. Vous avez écouté un peu les attentes des femmes, mais leur engagement, c'est là où il faut mettre l'accent, leur engagement par rapport à la propriété. On sait que cette propreté retrouvée avec le retour dans ces zones qui étaient abandonnées grâce à Ousoforal, c'est donc un signal fort pour justement chercher de ces localités certaines pathologies, certaines maladies. Et c'est tout le sens de l'accompagnement de Ousoforal qui avait commencé, pour le dire, par accompagner dans l'habitation. Ousoforal a accompagné les populations pour bénéficier d'une habitation, en tout cas sécure. Et après cela, d'autres étapes ont suivi et aujourd'hui, on est à l'étape maintenant de la sensibilisation. Après avoir permis à ces populations d'avoir des toilettes améliorées, après avoir permis à ces populations de se coller avec la tradition, avec les Canaries, entre autres, aujourd'hui, c'est la sensibilisation pour les bonnes pratiques. Nous vous remercions, vous qui êtes restés scotchés sur nos plateformes digitales, tout en vous donnant rendez-vous très prochainement avec Ousoforal, un partenariat gagnant-gagnant. Ça, c'est avec Génération FM, la 93.4. Au micro, c'était votre ami fidèle serviteur Amadi Khalilou Diémé. Et à la caméra, c'est Papis Ibrahima Gassama. Merci à vous, auditrices et auditeurs et chers internautes. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement.